Benno Bokk Yaakaar le ministre Abdou Karim Sall, le maire, le futur maire de ñaan na ñëpp jóg ñu tàcc sunu gan sunu leader AKS 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 léegi mu saafara ko li nga xamante ni mënu ko saafara tant que nekkul maire incha allah te dina ko doon bu neexee yàlla le 23 janvier 2022 mu daal di def ko programme incha allah mu nekk un programme communal un programme quinquennal. Monsieur le ministre comme ni nga xamee rek cité yi màgg nañu les cités màgg nañu ndaxte cité yi ngi composé Promocap Adja Marème Villeneuve phase 1 ak phase 2 Dabax Malick Fougerolles Senbat Somissi kon lu mat fukki cité ñi ngi fii kon monsieur le ministre cité yi màgg nañu te ku gis ni rek xam ne cité yi màgg nañu am nañ fi lu mu néew ñetti ASC ani waa ASC Mango gi te loolu nag ñor na jot na ñu am un leader bu ñëw defal nu ko ñetteel bi nag mooy fa lay tëje rek mooy sunu jàkka ji yaa fi jëkk def 1 million ba léegi nag fa mu yem la yemoon ñoo ngi lay tàllalaat loxo rek nga def la nga daan defal jàkka yi et ñu mën fa julli mën la ñaanal yàlla yi rek nga yàgg fi lool wasalaam. macha allah maa ngi nuyu monsieur le ministre di nuyu délégation ministre bi yëpp di nuyu aussi ñi fi teew di nuyu suñu président Mansour Ndiaye président ASC Renaissance. monsieur le ministre ñu ngi lay ñaanal campagne yi nii ñu dëgg yàlla may la si ndam bu ko defee mairie bii nii ngeen séntu yow ak sa délégation yëpp ngeen mën a dugg si mairie ba si jàmm. bon di la wax ni ASC yu fi nekk nii yëpp 3 ASC yi nekk fii Mango gi Renaissance ak Xale Sibé am nañ problème mu entraînement mooy sunu terrain yi amuñu terrain fii nii la ñu entraîné tey jii bu waa kii bi Villeneuve ñëwee jël seen terrain yi ñun door ñu amal terrain souvent dañuy entraîné ba si yàgg jékki-jékki gars yi indi seen camion suuf yi ñëw teg ko si terrain yi léegi bu ko defee ñun dañuy arrêté suñu entraînement yi
di la ñaan nga dimbali ñu si loolu pour ñu mën a am benn espace de loisir boo xam ne ñun ñoo koy moomal suñu bopp. di la wax tamit que ni soxla nañ subvention ndax ASC yu fi nekk yëpp surtout sur ASC sonn nañ trop benn nit ngay gis moom mooy débrouiller di daw de gauche à droite waaw ñun soxla nañ loolu noonu subvention yooyu noonu soxla nañ ko trop sax waaw soxla nañ ko jeunes yi tamit bëri na si ñoo xam ne amuñu liggéey sama genre yi nii ay diplômé lañ am nañ suñu licence ñoo ngi nii dañuy dawal di daw de gauche à droite yaa ma gën a xam. macha allah. en tout cas daal ñu ngi lay wax ni soxla nañ sa ndimbal. di remercier tamit Mansour ndax sonn na trop si journée ASC. di remercier Boubou Yane. waaw di remercier sama gars yi. merci Gilbert merci. merci Gilbert. monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi tudd Abdou Sarr nekk ci yaasee am bi ñoom ñëwoon ko ci yow boo ma ko fii day doon benn jour mais ñun li ñuy wax rek mooy ñu ngi lay ñaanal d'abord lii ngay suñu borom jàppale la si ba nga am suñu kawe suñu jot ay seen mango gi nag yaakaar naa war nga koo dégg ndax grand chef da wax na la see wax ay seen mango gi ren la ñu commencé di def suñuy activité mais nag ñu ngi lay wax ne la am na benn jour ñëwoon nañ toog ak yow réunion fële ci siège am na loo ñu waxoon te yàlla sala dafa ñoo jàngal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da wax ne al muslimuna ala shurutihim mooy julli ñi lépp lu ñu dëppoo dañ sàmm seen i kàddu waxoon nga ñu ne seen ay service bis mu taxawee pare naa pour jàppale leen financement pare naa aussi pour nekk seen président loolu yaakaar naa ñi ko déggoon ñëpp a ngi fi te duñ ñu bàyyi ñu fen mais bëgg faa loolu noonu beneen bi mooy grand Cheikh Diaw am na lu ma promettre woon si biir oto man ak moom loolu tamit defe naa al muslimuna ala sunni comme ni ñu ko waxee. beneen bi mooy ay seen mango gi dañoo am fi benn terrain boo xam ne Arsenal bu ñu sañoon nga jàppale ñu si ndax yore yaa ngi si mën a jàppale. incha allah ñu am ñu moom terrain boobu noonu. incha allah merci merci. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ak inondation yi tamit. bëgg nañ ko si jàppale incha allah. asalaamaaleykum comme ni ñu ko waxee tout à l'heure. parce que tey responsable yi dañu woote askan bi ñëw teew suñu maire suñu candidat fas yéene jàkkaarloo ak askan bi kon bu askan bi war na xam kan mooy Abdou Karim Sall kan mooy maire Abdou Karim Sall ñu ni maire Abdou Karim Sall moom mooy tey candidat la grande coalition gagnante Benno Bokk Yaakaar pour la commune de Mbao. La grande coalition ak ay alliés parce que am na solo trop alliés yu bari ñu ngi ànd ak moom ngir jëmmam moom nii Abdou Karim Sall ñëpp xam nañ ni te seede ngeen ko depuis bi mu nekkee Mbao homme politique la membre alliance pour la république moom mooy coordonnateur APR bu commune Mbao moom mooy coordonnateur benn bokk yaakaar et la grande majorité à Mbao Abdou Karim Sall moom mooy plénipotentiaire coalition benn bokk yaakaar arrondissement Thiaroye suñu maire Abdou Karim Sall moom mooy coordonnateur de la convergence des cadres républicains du département de Pikine moom nag ci wàllu njàng bu xarañ la macha allah ba mu tolloo ci jàng na ndax am na bac scientifique avec la mention bien ba mu tolloo ci jàng na parce que décroché na diplôme ingénieur en télécom ci Tunisie ci wàllu liggéey entre nañ ko léegi nee nañu Abdou Karim Sall cadre la woon Sonatel nekkoon na fa chef d'agence moom jiite woon na fonds de développement du service universel des télécommunications namee woon nañ ko au collège conseil d'administration bu ARTP ba mu fa jógee wane na mu fa wane président am ci moom confiance nommé ko directeur général ARTP en mai 2014 mu nekk ci loolu ba avril 2019 président gën a dooleel kóolute ci moom nommé ko ministre de l'environnement et du développement durable en 2019 président gën a fàttali kóolute ci moom reconduire ko ci poste ministériel boobu moom ci wàllu africain mu ngi nekk à la tête de la conférence ministérielle africaine de l'environnement ñu ngi Abdou Karim Sall ku am
war nañu wax li nga liggéey bi ñu nekkee ARTP ñëpp xam nañ ni tey ci wàllu xarañ 3G jóge na dem 4G ci ay loxoom la jaar def nañu mise en place free roaming ci ay loxoom la jaar portabilité ci loxoom la jaar système de message postal ci loxoom la jaar construction d'un siège moderne pour l'ARTP ba mu nekkee ARTP la am en tant que ministre de l'environnement jéego bi gën a rëy ci wàllu environnement ñëpp xam ne plastique lu mën a yàq alam bi la moom ak moom la ñu am la loi sur le plastique mu nekk une avancée majeure en termes de protection de l'environnement moom ci tey ci bi mu nekkee ci ministère environnement recruté nañu 600 agents pour la protection de la faune et de la flore bi nga xam ne na xëyu xale yi recruté na 10 000 agents pour l'emploi des jeunes xëyu xale yi ba tey ci Abdou Karim Sall ci wàllu environnement luy toll ci 500 tonnes de déchets toxiques yu nekkoon caare ci moom déplacé na ko ci ministère bi déplacé na émissaire wu Bonjo des ICS ci wàllu social macha allah moo tax lii lépp am tey moo tax mu ànd ak responsable yi yëpp macha allah ñëpp xam nañ ko ci mbaaxam ci wàllu social mu jëmale ko ci këru diine yi église yi jàkka yi mu jëmale ko ci doomu aadama yi kon tey loxo kilifa bépp bu fi teew ñu jottalil ma ko jigéen ñeek ndaw ñee ñu jottalil ma ko ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk regroupé wu les cités avec AKS yéen ñëpp maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm lillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin sant yàlla bu baax ci lum ñu may te xeebuñu ko benn yoon ñu dellu sant yàlla bu baax lim ñu defal te mosuñu ko xeeb benn yoon waaye ku santul sabab doo sant yàlla ne ñoom ñoo nangu jël ma teg ma seen kanam donte bu ñu réclamé woon nekk ci kanam yelloon nañ ko ji mérité nañ je parle de toute la coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ñoo ngi fii sama ginnaaw ñoo ngi fii samay wet ñoo ngi fii sama kanam yéen ñëpp awma seeni pay madame Dia merci beaucoup xam naa ne gëstu nga tuuti ci parcours bi merci beaucoup madame Dia dañuy sant la coordination des cités avec AKS avec Maodo Malick sant bu baax Cheikh Thiam bi fi jël kàddu sànq mu nekk koo xam ne aussi dafa am fu mu nekkoon wax naa démb fële ku yenn ñi la waroon a yenni bu yennee ku jotee di nga am ay jafe-jafe boo yenoo ñi la doon ñi la yenn nga yenu leen ba ci kaw suuf ba ci kaw nga dóor leen ci suuf bu yenneeku jotee di nga am jafe-jafe ci waxtu yenneeku nag lañ toll 2014 lañ tàmbali ñu war a yenneeku ren moo tax ñi yenoon ñu yenu leen yépp ñu ngi sama wet maa ngi leen di sant di remercier aussi les partis constitués ñi ànd ak man ñeen ñëpp maa ngi leen di remercier su ma fi naree lim ñi nga xam ne ñoom laa fi am ci les cités avec AKS fii lay fanaan waaye kenn si ñoom dinaa ko jukki te xam naa ne yéen ñëpp dina ngeen ci d'accord mooy sunu mag Adja Bëgg Fall Amazon yi nag fàttewuma leen je ne vous oublierai jamais leen ñëpp gis naa leen soxna suñu kilifa bi nga xam ne moom mooy Adja Bëgg Fallu dafa am dëj bàyyi loolu yëpp ñëw fii bu soobee yàlla incha allah suba si ngoon dinañu waaxu def délégation ñun ñëpp ñu ñëw jaale si incha allah
su ma naree lim fii du yomb de est-ce que jéggal ngeen ma yéen ñëpp ñoom yaay Seyda ñoom Aïcha ñoom Sassoun ñoom Mansour yéen ñëpp jéggal ngeen ma madame Diaw yéen ñëpp jéggal ngeen ma dara ngeen jëf pour déglu doléance population yi mais dama gis comment tamit am naa doléance te commencé naa joxe sama doléance te sama doléance ñu ngi koy commencé dégg joxe naa doléance Petit Mbao réglé nañu joxe naa doléance par rapport au paiement des subventions dégg naa tey ak suba dañuy fay subventions yi merci monsieur le maire waaye am naa ñaari doléance beneen doléance bi mooy waa Sercam waaw bu leen jiitu nag bu leen ma jiitu ci li ma bëgg a wax waa Sercam boobu léegi tamit ñoo ngi laaj seeni subvention monsieur le maire yow mi nga xam ne yaa ngi may xool wala yaa ngi may déglu maa ngi lay ñaan lillaay wa rasuli joxel subvention Sercam bor boobu daal bëgguñu ko fekk foofu dama bëgg nga régleel ma ko avant may ñëw leneen lii monsieur le maire maa ngi lay ñaan nga wàcc ci terrain bi nga dégg li may dégg nga dégg population yi lu ñuy wax xam naa ni doo xaar ba campagne électorale jot nga doog a dugg ci terrain bi xam naa ni suba à partir de demain wala après demain di nga wàcc ci population yi nga déglu leen comme ni mu leen di déglu monsieur le maire je t'invite pour nga ñëw dégg parce que man dégg naa maa ngi dégg boobu ba léegi mais maa ngi ñaan yàlla nga dégg bu baax li may dégg beneen bi damay sant bu baax ñi fi intervenir yépp sans exception di saluer aïma yi fi nekk bàyyi seen yitte tey ñu si bëri waroon nañ dem xadar kenn si ñoom maa ngi koy seen muy sama xarit Youssou Diarra man ak moom démb Sonatel nekk fii saa yu ma duggee fii dama koy gis sama wet te dafay neex ci sama xol ñu bokk pas-pas maa ngi profité ci loolu di ko nuyu di nuyuwaale ñi fi nekk ñépp te sama jëmm tax ñu def déplacement ñëw dajeeg man maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm imam dégg nañ la bu baax du ma tay di fàttali tout le temps importance bu imam yi wala aïma yi am responsabilité bi ñu am nekk ci kanamu jullit ñi wutu fa sallallahu alayhi wa sallam ñenn ci ñoom nekk ay sëriñu daara di jàngale te sallallahu alayhi wa sallam nee na xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu moom moo ko wax nee na ñi gën ci yéen mooy ñiy jàng alquran te di ko jàngale lu tax nag mu wax loolu parce que hadis boo buggee seet ndax wér na wala wérul da ngay dellu ci téere yàlla bi téere bi boo ci delloo rek di nga xam ndax wér na dafa ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafidun sadaqa allahu al-azim donc ñi nga xam ne ki nga xam ne moom mooy wottul boppam téere bi mu wàccee moo koy wottul boppam te fenn fu muy wottoo téere bi mooy ci dënnu nit ñi nga xam ne moom ñoo ko mokkal donc ñiy contribuer ci mokkal téere bi bokk nañ ci ñi gën sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ñoo ngi leen di delloo njukkal di leen saluer di leen remercier
ma ne man délégué de quartier dégguma ko fii ah quartier yi yëpp amuñ délégué non am ngeen délégué nag am ngeen délégué nag ah waa délégué benn délégué ngi nii waa am na benn délégué waaye moom dafa toogee fii ñaari casquette toogee fii casquette responsable waaye toogee fii casquette délégué délégué yi nag maa ngi leen di ñaan di leen ñaanaat ñëw leen ngeen bokk ci ñiy wax tawatu population yi ndax mooy seen cër tant que yéen a ngi nekk ñi représenter population yi seen wareef mooy képp candidat bu leen woo dem leen ngeen wuyu ko wax ak moom ngeen déglu ko bu leen nangu kenn tënk leen bu leen nangu benn doomu aadama tënk leen parce que da ngeen war a demal population yi waxtaan yi nga xam ne moo leen concerné ma ne am na benn xew-xew bu ñu annoncé sànq suba dañu waroon dem Grand Mbao yaane soxna si wàññeeku incha allah suba si ngoon dinañuy dem yóbbu sunu njaal bu soobee yàlla nga xam ne Mbao dama fa am ay nit ay mbokk ay àndandoo yu mot àndandoo dama fa am ay xarit yu mot xarit dama fa am ay wëllëri yu mot wëllëri moo tax lépp lu dal ci Mbao walla lépp lu dal ci commune bi si ñun la dal parce que ñun ñëpp benn lañ commune de Mbao quartier yi cité yi ñun ñëpp benn nit lañ ñoo bokk ndey bokk baay yal nañ yàlla may ñu ànd ci jàmm ñu ànd bu rafet loolu moo tax lépp lu xew ci commune bi bu ñu ngant tënkul dinañ fa egg waaye daan dajul suuf ñoo ngi jaale encore une fois soxna si génn àddina fële ci Grand Mbao ba tax ñu reporter activité bi nga xam ne moom lañ fa waroon def suba. léegi nag ma ñëw ci répondre li nga xam ne moom mooy question yi ñu ngi tàmbalee ci imam bi mu paree ñu ñëw ci benn notable Boy wax na ci waxu carrière yi vraiment c'est un problème waaw carrière ak dëkkuwaay àndul waaye yooyu yëpp dinañ ci gis xool bu soobee yàlla ki nga xam ne mooy Abdoulaye Kébé wax na ci waxu assainissement wax na ci waxu sécurité éclairage ki jël kàddu ci enseignants yi xam ngeen li may wax rek tout le temps metti yi benn la fépp benn la ñun ñëpp am ay jafe-jafe ci biir commune bi te daanaka jafe-jafe yëpp ñoo niru fu ma dem ñu wax ma problème assainissement fu ma dem ñu wax ma problème éclairage fu ma dem ñu wax ma problème sécurité fu ma dem ñu wax ma problème financement fu ma dem ñu ne ma subvention problème yi yëpp benn la donc li ma waxoon dem fële des na si ñun la des novembre décembre janvier affaire yi jeex si ñun rek la des
ma ne dama jàpp mbéjum kanam ah kon leer na donc comme mbéjum kanam borom moo ko war a fajal boppam bu suñu biiri xol mooy lu ñuy def nii di nekk ci métti pendant des mois et des mois, des années et des années. ma teg ci inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. wax naa leen yàlla du wàcc di ñu gasal caniveau defal assainissement yi déedéet suñu buggee loolu dàq ñun ñooy taxaw pour que loolu deñ problème yooyu deñ te taxaw nag jot na taxaw loolu deñ jot na il faut ñu góorgóorlu fexe ba loolu deñ. monsieur Diallo wax na ci école bi école Mour Seck wax na ci école privée yi table banc yi école primaire ak collège loolu yëpp noté nañ ko. vous avez bien noté engagement yi ma mënul jël ci saa si dama koy jël engagement bu ma mënul jël te gëstu wu ma ko du ma ko jël fii jamais il a yow indi waaw engagement boo xam ne mën naa ko jël fii ma taxaw dama koy jël. li nga xam ne nag dafa laaj gëstu xoolaat il faut ñu gëstu xoolaat parce que dañu dugg jamais ci problème boo xam ne càmbaruñ ko ba xam lan la problème yi nag bëri na donc li ñu war a càmbar daf bëri li ñu war a càmbar bëri na lool parce que problème yi ak a bëri fii ci biir commune Mbao. Fatoumata Sy jërëjëf ci kaddu yi mais nag bul waxati Dieynaba Talla Dieynaba Talla la ñuy wax moom xam na bu baax li may wax Talla ngeen di wax du Talla Talla la voilà donc wax nga ci assainissement wax ci éclairage wax ci poste de santé wax ci moulin moom jàpp leen ni am ngeen moulin. waaw loolu moom bu soobee yàlla bu dee mulee rek jàpp leen ni am ngeen mulee waaw loolu moom bu soobee yàlla jàpp leen ni am ngeen mulee n'est-ce pas réglé na non may ma rek may ñu problème boobu réglé na dina ñëw comme benn am ñaar am ñett benn lépp loo gis ci benn lay tàmbali nañ tàmbali rek li bon kay mooy ñàkk tàmbali toog fi pendant 5 ans doo tàmbali am 2 ans en plus doo tàmbali loolu mooy cat bi loolu rek mooy problème ñàkk tàmbali mooy problème loolu dong la ñuy bañ toog 5 ans doo tàmbali ñu yokkal la ñaari at doo tàmbali loolu rek la mooy problème mais tàmbali moom baax na. Fatou Kane wax nga dëgg on a mal partout Astou Kane non Fatou Gallo Kane man de Kane laa fi gis madame Kane nag jaay sant bi moom lu amul problème loolu moom am na ñu bëri ñu koy def xam naa ne doo ci wéet donc Fatou wax na dëgg nee na métit bi fépp la yaram bi foo laal rek muy metti boo laalee Petit Mbao muy metti boo laalee Grand Mbao ñu ne la gaañ nga ma boo laalee Kër Mbay Fall Rive ñu ne moytul léegi nag il faut ñu góorgóorlu seet solution donc assainissement formation marché espace des jeunes loolu yëpp ñi nekk ci table bi ñu ngi noté
lu ñu mën incha allah dinañ ko def lu ñu mënul dinañ jéem ba ngeen xam ne jéem nañu parce que yéene rek yàlla da ciy fay doomu aadama il faut nga am yéene li ñu mën dinañ ko def lu ñu mënul ñu wuti ko bu ñu yàlla jàppalee ñu mottali ko luñ fi jël engagement mukk pour des raisons politiques di wax ne waaw li ngeen wax assainissement dinaa ko def nangam dinaa ko def nangam dinaa ko def ñu tàccu ma toog fii 5 ans yàlla na ma ci yàlla musal comme waa ji toog 5 ans ñu yokkal la 2 ans munoo fexe ba seet ba teg sa bët ci bilan lu dul li président de la république def kese tali karo bi xam naa ni dina wax ne moom moo ko fi def tali karo bi defu ko fi de voilà day leer nag ma ne lépp luñ fi karole dërëmu mairie dugg ci c'est l'état du Sénégal ak lu tuuti lu nekk fii ci ay lampe di tàkk lampadaire yi c'est l'état voilà ah bon c'est bi li may am comme élément d'information par rapport ak sa taxawaay dara umpuñu ci ñu ngi lay féliciter di la remercier di la remercier également si taxawaay bokk na ci aussi ci kenn ci samay collègues yi ma nekk ndawoon démb Sonatel subvention yi moom yaakaar naa ne dañuy déglu waa ji rek comme nee na annoncé na dina tàmbali fay tey subvention yi ak suba ci week-end bi ñu xaar ba lundi ñu def évaluation ñu seet ndax fay nañu ASC yépp wala fay ñu leen ASC mango gi nee na al muslimuuna ala shurutihim kooku yaa Seyda waaw al muslimuuna ala shurutihim loolu moom moo ko wax te muy wax dëgg yàlla nañu yàlla taxaw Pape Dramé dégg naa aussi sa kàddu maa ngi lay gërëm bu baax ci kàddu yu rafet yi jumaa ji aussi wax nga ko incha allah naa jaaraat bu soobee yàlla naa jaaraat ci jumaa ji maintenant calendrier yi novembre décembre voilà loolu moom yaakaar naa dégg ngeen xam ngeen lu muy teg novembre décembre janvier on se donne rendez-vous incha allah novembre décembre janvier lii garage u kalando yi am incha allah di ngeen ko am maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant di remercier kilifa yi di leen jéggalu nag bu baax a baax ci yitte yi nga xam ne mu nekkoon ay farata ñu bàyyi yépp ñëw toog ak ñun fii dégluñu bokk ak ñun ñu déglandoo ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jël kàddu amuñu seeni pay maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm mais di féliciter bu baax le comité d'organisation bi nga xam ne mooy les cités avec AKS si njiitalu Maodo Malick ci liggéey bu rafet bi nga xam ne def ngeen ko ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm je félicite le comité scientifique bi nga xam ne depuis booba léegi ñu ngi def liggéey mucc ayib